mbokk yi salaamaaleykum di leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom moo tegu ci midi bis bi leen ci xabaaru njoloor si li ciy gën a fës variant delta bi di xël di law ci Sénégal ab xabaar la bu bàyyeekoo ci professeur Souleymane Mboup nekk njiitu IRSF ginnaaw ko jàngat wu rëy lu mu def ci mbas mi ci Sénégal ak tolluwaayam moom nag jot na indi itam ay xabaar yoo xam ne ñeel na variant indien bi ci réewum Sénégal dana ci teewli kàddoom nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi bu calande lu toll na ci juróom-ñaari téeméeri juróom fukki millions suñu koppar da liggéeykat yowoon yu transplanté di sàkku ci kilifa yi nee nañu nag bu dee nag li nga xam ne mooy koppar gi jotuñu ci fii ak fukki fan ak juróom lu ñu gis kon ci Sénégal muy kon ay bang-bangee ki yëngu-yëngu ci Sénégal ñoom la ñu bëgg rek mooy koppar gi ñu daal ñu ko fay nu mu gën a yaatoo ndaxte nee nañu ay jafe-jafe yu taral ni jànkonteel dana ci ànd ak leeral Cheikh Diop ginnaaw seen janook taskaru xabaar yi. Arafat dëkk la bu nekk ca Tëngéej ca dëkku Maam Kumba Lamb lu ci am nag ñoom waxtu wi jot na fës ginnaaw juma bi nga xam ne El Hadj Ibrahima Sakho samp na ko fa waaye nag ginnaaw li nga xamante ne ni mooy dëkkuwaay ak ndëkkuwaay wi géej gi mooy xël di rëkk kër yi loolee nag nekk jafe-jafe goo xam ne ñoom ñu ngi koy jànkonteel waaye nag seen jafe-jafe yemul rek foofu ndax nag leen leen loo xam ne bés bu nekk di jafe-jafe ñu ngi koy jànkonteel saafara gu yaatu lañ ci sàkku dañ ci ànd ak sunu ndaw ci diwaanu Tëngéej Babacar Seck yëglekaay yi mooy laf laajtu xabaar yi ci Joloor si mbokk yi loolu moo gën a fës ci xëtu xabaar yi nees kii bu ca la ànd ñu ci faram fàccee. gërëm nañu leen ci ànd beek ñun ci ITV xabaaru Joloor suñu doore ko door ak tolluwaay mbas mi ci Sénégal ni ki tey juróomi nit ñoo ñàkk seen bakkan ci mbas mi yóbbu lim gi ba junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñett ñoo xam ne jot nañ ci faatu bi mbas mi duggee Sénégal ak tey ji loolu mooy xayma bi nga xam ne moo bàyyeekoo ci kilifa yi nga wàllu paj mi ci Sénégal ni ki tey kon lu toll ci juróom-benn téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn nit ñoo am yees woppi Covid-19 bokk na ci ñoom juróom-ñaar fukk ak benn yoo xam ne ay cas contact la ak juróom fukk ak juróom-ñett juróom fukk juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom yoo xam ne ay cas communautaire la ñu waxtu yi nag lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñeent ñoom jot nañu wér ci mbas mi lu toll na ci juróom-benn fukk ak ñett ñoo nekk ci Sowtaas junni ak juróom fukk ak juróomi junni ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak ñetti nit ñoom ñoo nekk kon ci loxo docteur yi ngir ñu toppatoo seen wér-gu-yaram million ak juróom-ñetti junni million ak juróom-ñetti fukki junni nit ak lu teg ñoom jot nañu ñàkku ci mbasum Covid-19 bi ginnaaw bataaxal bu ministère de la santé. maa ngi ko dund ci njorteelu xabaar yi ak njiitu IRSF di professeur Souleymane Mboup moom nag ab jàngat la def jàngat wu yaatu jagleel ko mbas mi ci Sénégal rawatina kon variant indien bi di variant delta ginnaaw nag ba mu ci tukkee nee na lu jëm ci mbas mi lu toll nag ci téeméer boo jël juróom-ñaar fukki kon bokk na ci nga xamante ne ni limub Covid-19 bu yokkee fii kon variant delta bi moo ko sookee waaye tamit jot na indi leeral ci période d'incubation bi ne toll na ci ñeent fan waaye tamit mbas mi di variant delta daanaka nag bokk na ci li nga xamante ne kon moo gën a sonal ñëpp ñu mu dal ñu ànd ci leeral ay kàddu moom professeur Souleymane Mboup ci micro Babacar Seck. léegi dañu def ni presque chaque semaine lépp lu ñu am ñoo xam ni dañu positif ñu xool ñu koy segg et yooyu ñu segg nag ba xam ne peut-être variant la ñu xam ban type bu variant la daf ñu wane vraiment variant yi évolué mais bii mujj nag bi ñuy wax variant delta bi mooy bi ñu doon wax le variant indien boobu nag moom moo ci ëpp ba suñu chiffre yi daal ñu ngi ci presque 70% et ñu koy continuer di suivre te ñu ngi soog a comprendre yan mécanisme moo tax variant delta bi mën a def lii muy def loolu dafa am mutation boo xam ni dafay tax mu mën a gën a gaaw a infecté nit ñi su fekkee ni nekk na ci nit moom ni muy développé woo sa yaram dafay gën a gaaw par exemple moyen bi ñu am mooy moyenne peut-être 6 jours pour variant yu jëkk yi mais moom en 4 jours rek ñu mën nañ ko commencé gis sa yaram beneen bi ci ëpp solo nag mooy li muy nekk sa yaram li muy produire moo ëpp 1602 fois charge virale am que variant yeneen yi c'est-à-dire que ni mu bëree sa yaram dafa bëri ba nga xam ne loolu tax muy gaaw a wàllaate parce que non seulement day gën a gaaw a feeñ sa yaram mais day gën a bëri sa yaram loolu tax wàllaate luy gën a gaaw et ça c'est important ñu comprendre yan mooy mécanisme yi vraiment par rapport ak lu tax muy gaaw a wàllaate noonu.
nekkoon professeur Souleymane Mboup njiitu UNICEF ba tey ci mbas mi ci Sénégal ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci station essence yi ñoom amal nañu ko bés soo xam ne dañ ko jagleel lépp lu jëm ci wàllub ñaax askan wi ci lu jëm ci mbas mi ci Sénégal ni ki démb lañ ko doon amal ci banlieue bu Ndakaaru ñoom nag bokk na ci ñi nga xam ne la ñuy lëkkaloo ak tamit jokkalante askan wi ci lu jëm ci wàllu woowee rawatina nag la ñuy jëfandikoo loolu lépp nag nekk ay mbir yoo xam ne kon dañoo daal di exposé maanaam kon mbir mi yemb na ngir mu dal leen waaye nag xam nañu loolu ba tax kon lépp lu di matuwaay ñoom ne jël nañ ko waaye itam ñaax askan wi ngir ñu tënku ci digle yi bàyyi ko ci kër docteur ngir mën a mujj ci mbas mi di musiba gi ci Sénégal Mamadou Lamine Fati reportage. kuréel gi ëmb liggéeykatu station essence yu nekkee ci Sénégal ñu ngi farlu bu baax ci li nga xam ne mooy ñàkk bi rawatina jël ay motuwaay ngir aaru ci feebaru mbas bi ñoom lu ñu bëgg rek mu ñi nga xam ne ñoo nekkee seeni biir kuréel gi lay kenn bañ see jël feebaru mbas bi. dañoo gis que ni vraiment feebar bi mi ngi law ci dëkk bi bu baax a baax te gars yi boo dee xool xibaar yi ñuy joxe ci li nga xamante ni mooy vaccin bi ak li nga xamante ni mooy feebar bi nekkul xibaar boo xamante ni bu jaar yoon la bu nekkul xibaar boo xamante ni mën na ne ñi nga xamante ni ñoo am xam-xam du xibaar yooyu la ñuy joxe de ce fait que moo tax ñun ñu wàcc ci terrain bi pour jéem a sensibiliser ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñuy naataango ñi nga xamante ñoom lañ bokkal liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy def. liggéeykatu station essence yi lu ñuy dugalanteeg ak nit yi bari na rawatina lii di feebar bi loolu tax na ba ñoom ñu jóg ne ci seen bërëb liggéeykaay bu ñu si gis kenn koo xam ne feebaru mbas bi dal na ko. parce que boo xoolee ñun liggéey bi dañ cee ubbeeku nit ku nekk la ñuy jëflanteel façon xaalis bu nekk dinañ ko laal de ce fait que moo taxoon tey ñu ñëw. génn suñuy propre moyen li nga xamante ni moom lañ am ci jumtukaay ci xaalis ñu jënd ci ay masque ak ay gel wër station yi nga xamante ni moom moo nekk ci dëkk bi ñu dem fa sensibiliser leen jox leen ay masque jox leen ay gel uniquement aussi pour ñu vraiment ñu mën a fagaru ci li nga xamante ni moom mooy feebar bi. feebaru mbas bi bu mu duggee ci Sénégal ñoom ñi le am nañu ay jafe-jafe yu bari ci seeni liggéey rawatina fond force Covid bi nga xam ne ñu ngi doon séddale ay ndimbal ñoom jotuñu ci benn yoon loolu tax na ba ñi nga xam ne ñooy liggéeyee ci station essence yi ñoom lu ñu bëgg rek mooy kii di njiitum réew mi mu gunge leen ngir ñu saafara seeni jafe-jafe yooyu la. jotuñu ci parce que aussi ñun ay liggéeykat lañ comme ci liggéeykat yëpp. boo dee xool chauffeur transporteur yi jot nañ ak ñeneen ba dégg nañ ci sax ay ñi nga xamante ni ñooy chauffeur taximan Jakarta ñoom ñëpp jot nañ ci fond Covid bi et pourquoi pas ñun parce que ñun ay travailleurs lañ comme ñoom te boo dee xool Covid bi mu amee am nañ ci suñuy naataango yoo xamante ni dañoo dem chômage technique kenn fayu leen te loolu lu war a mën a gis waat la. feebaru mbas mi di Covid-19 doon na li nga xam ne ku ne war nañ see sóob sa loxo looloo war kuréel gi nga xam ne moo ëmb liggéeykatu station essence yu nekkee ci Sénégal jóg taxawal benn caravane bi nga xam ne dinañ yee askan wi rawatina ñi nga xam ne ñoo nekkee seeni biir te di liggéeyee ci essencerie yi te di leen ñaax bu baax a baax ñu dem ñàkku ji ngir ñu moytu feebaru coronavirus bi léegi. jërëjëf Mamadou Lamine Fati kon ñoom ñi nga xam ne ñooy liggéey station d'essence yi taxaw nañu temm ngir mbas mi di Sénégal bañ a law jaare ko ci ñoom ginnaaw nag lii maanaam ko ci ndooteelu xabaar yi mooy liggéeykat yewoon yu Transplast danoo mer lu toll nag ci juróom-ñaari téeméer juróom fukki million suñu koppar la ni sàkku si kilifa yi nga xam ne lañ doon liggéeyal ba tax kon ñoom joxe nañu àpp ne fii ak fukki fan ak juróom bu dee nag kilifa yi àdduñu ngir saafara seen jàmbat gi ba fay leen seen koppar gi kon dañu amal dox ñaxtu ak tawgaalu ñaxtu ci réewum Sénégal ba noppi yëglu ci kanam askanu Sénégal gépp ngir rek lépp loo xamante ni wareef la war nag ñii di kilifa yi ñu daal leen ko fay nu mu gën a gaawee démb la ñu amee jano tasu xabaar yi ñu ko gonte kon ñu ànd ci leeral ak Cheikh Diop ak Sidi Niang. fukki fan ak juróom mooy app bi liggéeykat yi woon yu Transplast jox ki leen jiite woon di Samir Bourgi ñoom ñi di ko laaj lu yées juróom-ñaati rek fanweeri million suñuy koppar xamle nañu ne bu dara leerul ci mbir yi dañu amal ab toogaan ñaxtu ci buntu këram saa suñu xëyee. dans un délai de 15 jours incha allah rabi danañu bu fekkente ni affaire bi conflit bi amul issue heureux maanaam que lijjantiwuñ ko ci jàmm ak salaam semaine bu nekk danañu organiser sitting bu kër Samir Bourgi moo ne day ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaari liggéeykat yi jàpp nañ ne ba ñu demee ci wàllu yoon ñoom la ñu jox dëgg terewul ba fi mu ne ni amul benn coppite.
tribunal boobu ñu demoon condamné Samir Bourgi ak liquidateur Idrissa Niang, c'est-à-dire la direction de Transplace sous la houlette de Samir Bourgi et du liquidateur Idrissa Niang ñu fay ko ñu jox travailleurs yi juróom-ñaar téeméeri junni ak fanweer ak juróom-ñaar comme ndàmpaay. jafe-jafe yooyu tax na ñuy woo rek njiitu réew mi ngir mu dugal ci loxoom laata mbir yi di sori. ñu tax ñu attiré woo le président de la République wax ko ni ko na trouver une solution à ce problème su ko trouvéwul lépp lu ci am tey ba suba na xam ni Samir Bourgi est responsable dootuñu ko may dara. donte ne amoon nañ ay waxtaan ci ñaari pàcc yi ngi indi ci saafara ba fi mu ne nii dara amu ci liggéeykat yi woon ñoom ñu ngi woy di wane seen xar saa su ne. Cheikh Diop jërëjëf ñu daal di àddu ci wàllu tàggat yaram ak équipe nationale bu Sénégal bu basket ñoom nag amal nañu tournoi bu Ndakaaru ngir rek waajal seen jongante afro basket 2021 yi nga xam ne kon démb la ñu doon jonganteeg Rwanda juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar la ñu daan waa Rwanda ci juróom-benn fukk loolu lépp nag ñoom tey kon danañu jongante ñoom équipe bu mag bu basket bi ak équipe nationale bu ndaw bi juróom-benn waxtu ci ngoon bu ci àlla àndee lañ koy daal di amal du ñàkk dinañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo sunu xabaaru marax yi ak Sékou Seydi ba tey ci ndaje boobu la nga xam ne moom noonu amal moom nag ki nga xam ne mooy tàggat gaynde Sénégal yi di Boniface Ndong moom nag jot na indi leeral ak tamit kàddu yi nga xam ne jot na ko fësal ginnaaw jongante bi amoon diggante Sénégal ak Rwanda moom nag jàpp na ne kon Rwanda nag équipe bu baax la waaye tamit ñoom nag mën na tax ba ñu profité ci daal di rek samp ay yeneen ay xeetu tàggat yoo xamante ne kon dina mën a tax ba bu ñu amatee yeneen jongante ñu mën ci taxaw ci taxawaay bu am solo ñoom nag jàpp ne kon fi mu ne nii dinañu xaar kon équipe bi nationale bu Sénégal ñaar ñoo xam ne ay kàngam la ñu ko ci mel ni góor gi Sy Dieng ak Préra Henry ndax nag ñoom seen dikk samedi gi mën na tax tamit ñu gën a amaat benn taxawaay ñoom équipe nationale bu Sénégal ñu teewlu ci leeral Boniface Ndong buy tàggat gaynde Sénégal ci micro Sékou Seydi ak aussi ak Augustin Mandan. Donc pour nous c'était plutôt lu ñu defoon démb te motul woon ñu jéem ko mottali tey donc selon seetloo intensité bi gënoon na yokk donc dañu gënoon bëgg a daw aussi erreur yi ñu defoon démb par exemple ballon yi ñu kii perte de balle yi donc 18 wala 17 lañ amoon démb tey on est à 12 aussi rebond offensif 5 rek lañ jëloon démb donc tey on a pris 10 donc amélioration voilà côté tir 3 points bon je sais que du ñu sànni tous les jours 56% donc objectif bi ma joxoon équipe bi mooy 35 mais wane na ne que li suñu daw bi ak déplacement ballon yi donc tax na peut-être que suñu tir yi gën a dugg que ni ñu wér mais généralement daal match bu satisfaisant la pour man parce que li ñu def tey je pense que continuation yi def démb en plus opposition je pense Rwanda moo ëppoon doole opposition Guinée suñu sañoon comme ni ñu ko waxee ñu am peut-être équipe yu gën a am doole comme Nigéria wala Tunisie wante situation Covid bi tax na ba organiser tournoi yombul voilà donc lii la ñu am donc nañ ko utiliser pour améliorer wu parce que du ñu am leneen donc moo tax même contre quel que soit équipe bi ñuy jouer maa ngi poussé suñu jouer rek ñu continuer di xeex xam ne suñu demee Kigali dinañu am opposition bu gën a am doole donc merci Rwanda ak Guinée ñu ñëw fii dimbale nañ ñu pour continuer suñu progression mentale et continuer à pousser les joueurs donc on a été plus intense aujourd'hui je veux qu'on soit plus intense demain. ba tey ci wàllu tàggat yaram Cheikh Sarr moom doomi Sénégal la nekkoon na sax ki tàggat gaynde yu Sénégal yi moom nag waxtu wi mooy tàggat waa Rwanda ñoom nag démb itam si ginnaaw jongante wi ne mbégte la amee ginnaaw taxawaay bi nga xam ne ay gune mi kon amee nañ ko ginnaaw seen jàkkaarloo ak équipe nationale bu Sénégal ci jongante bi noonu amal ni ki démb ñoom nag nee nañ kon waaj loole mën na tax ba waajtaay ñu dëgg ma ci basket bi kon ñu doon lu mucc ayib ginnaaw dafa jafe ginnaaw kon jàkkaarloo bi ñu amal ak équipe nationale bu Sénégal moom tamit sax nee na équipe nationale bu Sénégal kon def nay jéego sax jëm ci kanam ginnaaw jongante bi ñu amoon kii démb ñu teewli kàddoom Cheikh Sarr di tàggat waa Rwanda ci micro Sékou Seydi ak Augustin Mandan. équipe bu baax bu Sénégal boo xam ne ñëpp a bëgg a daje ak moom ci préparation parce que équipe bu mag lañ dañ mën basket am nañ expérience ensuite am nañ ay jeunes yoo xam ne fi ñu nekk Pro A comment on appelle national wala bokk Real de Madrid wala Barcelone tout ça là c'est de bons joueurs ñoom lañ dajal tey dañ ko soxla parce que tàmm ñu ñun di préparé wu nii
duñu génn dëkk bi dañu toog foofu rek 18 jours après dañu joué ji léegi nag ils ont compris que dafa baax nga génn dëkk bi dem dajeeg yeneen nit yeneen équipe jàng si lu bëri li ñuy jàng lu bëri je pense que seen vraiment li muy def nii moom la Angola doon def bu njëkk ba voilà moom lañ bëgg a def tamit quoi topp si tànk yooyu ba bonifié wu progressivement renforcer am na ay joueurs yoo xam ne ñooñu aussi am na ay joueurs yoo xam ne ils sont très bien ñu ngi États-Unis y en a 4 ñooñu problème Covid problème de déplacement et tout mais lu mu mën a wax rek mooy tey équipe bu ñu dajal équipe mag la tey door nañu de 30 et quelques points wala 24 20 et quelques points 27 score bu mag la mais ñun arrivé nañu à mettre 60 points dara la si ñun si équipe Sénégal toll noonu te seet nañ si ñun yenn défense zone précise ça a marché parce qu'on a coupé des ballons te nañ si yenn attaques yi dugal nañ si ay paniers faciles aussi mais lu ñu sonal mooy suñu tir piné yi 3 points yi dañ si am 28 mais juróom rek lañ si dugal alors que Sénégal moom am na 25 ab dugal si 14 loolu dafa bëri quoi voilà je pense que loolu moo tax ñu dañu mais jàng nañu ñu ngi ko ne di jàng te xam naa ne dinañ gën a bëri si kanam incha allah. ñu daanu ci gëstu bi maa la koy junj ci ndorteelu xabaar yi ak Arafat 1 dëkk la bu nekk ci Tëngéej dëkku Mame Coumba Lamb gën a nag féete ci Rufisque Est moom nag nekk na diwaan boo xam ne ràññeeku na ginnaaw jumaa bi nga xam ne El Hadj Ibrahima Sakho moo ko fa daal di samp waaye nag terewul lii di géej gi kon mu ngay yokki jéego jëm ci kaw askan wi maram ci kaw kër yi ginnaaw gi nag seen jafe-jafe yemul rek foofu ñoo ne ci leer Babacar Seck mooy sunu ndaw ci diwaanu Tëngéej. Arafat wuyoo na turam quartier bi nekk ci commune Rufisque Est bokk na ci gën a kawe ci Tëngéej Arafat 1 ñu ngi ko sos ginnaaw bi nga xamee ni dañu dëkk woon ci Thiawlène ak Mérina géej gi mëdd na seeni kër. Arafat day dëkk boo xamante ne mu nga jóge Thiawlène ak Mérina muy dëkk cosaan yooyu di géej gi sonalee si la ñu ànd ak nee nañu benn gouverneur bu ñu doon wax Mbaye Fall moom moo am taxawaay bu dëgër ba ñu jot Arafat yàlla boole ñu ak mag ñu baax a baax ñu ci mel ni El Hadji Ibrahima Sakho moom ñu jël turu Arafat tuddee ko ko. jumaa ju mag ji mu ngi ci xolu quartier bi jumaa jooju xeer bu njëkk bi Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh ak El Hadji Ibrahima Sakho ñoo ko teg ci 1969 ñu inauguré ko ci 1976 El Hadji Ibrahima Sakho jiite na fa ci lu tolloog fukk ak juróom-ñetti at. jumaa ji El Hadji Abdoul Aziz Dabakh moo teg pose première pierre bi le 5 janvier 1969 moo wax El Hadji Ibrahima Sakho moomu El Hadji Ibrahima Sakho di jiite si jumaa ji jiite na fi 18 ans première julli gi nekk le 9 avril 1976 mu di ko jiite 18 ans ndax jumaa ji wax nañ ne de taxawaay bi mu ci amoon wax nañ ne même am na ay këram yoo xam ne daf ko doon jaay sax di ko dugal ci jumaa ji donc histoire jumaa ji nekk na histoire bu rëy ci Arafat. ndaw ñi nekk ci Arafat yeggali liggéey jumaa ji nga xam ni mag ñi bàyyi woon nañ ko fa ci ndimbalu El Hadji Habib Sakho di xalifu njabootu El Hadji Ibrahima Sakho. mais lu am si jumaa ji tey jii xale yi la ñoo def lépp jël volonté def jumaa ji ba jumaa ji mel nii tey parce que jumaa ji xale yi ñoo dem ba def ko karo nii soo demee si ginnaaw douche yaa nga fa defar nañu douche parce que jumaa ji benn douche la amoon léegi dem na ba am douche 4 pour jigéen ñi 4 pour góor ñi man daal maa ngi sant yàlla parce que di sant yàlla si xale yi ñoom ñëpp mobilisé nañu surtout jeunesse bi man dama leen di ñaanal yàlla def leen mag yàlla jàppale leen taxawu leen. ci quartier bi di Arafat lu ëpp ci jigéen ñi ñu ngi yëngu ci njënd njaay rawatina njaayum jën waaye daa mel ni jàppale bi dafa des. jigéen ñi daal ñu ngi fii am jom bay bëgg a dee ci Arafat bu ñu xëyee gisoo fi benn jigéen boo xam ne rek dina toog kër ñëpp ay génn dem wuti ji lu ñu liggéey ñii ñu ngi jaay jën ñii ñu ngi lal seen taabal ñii ñu ngi jaay tissu lépp daal ñoom ñu ngi bay seen waar jigéeni Arafat daal am nañu jom fa dem egg wante seen i groupement ak seen i GIE bu ñu amoon ndimbal ñu jàppale ñu pour loo xamante ne nii dinañ mën am financement am ay kii yu dem ci groupement yi ak yu dem ci GIE yi dinañu arrangé trop. ñàkk assainissement ci Arafat 1 yokk na jafe-jafe jigéen ñi ndax seeni ndox yu bon sax amuñu fun ko këpp. léegi nag ñun dañu bëggoon ku ñu dégg rek ñuy woote ku ñu dégg rek ñu jàppale ñu ci assainissement bi maanaam ndox yi fu ñu di tuur ak fu ay canalisation foo xam ne ndox yi mën na faa aw pour dem Arafat moom am na ko soxla wax dëgg yàlla jigéen ñi am nañ sonn nañ trop ci wàllu boobu.
benn tali bi nga xam ni moo nekk ci Arafat 1 kenn mënatu fa jaar ak taw yu njëkk yi weesoo loolu askan wi di laaj ñu jox leen benn place bu nekk ci quartier bi ngir ñu mën koo def ab centre bu mag. boo xoolee tey tali bi nga taxaw nii tey pratiquement bu tawee doo fi mën a taxaw doo fi mën a jaar oto du fi jaar nit du fi jaar donc muy yoon boo xam ne nag tey dafa wër li nga xam ne nag moom mooy Arafat yoon la boo xam ne nag depuis boobu ba léegi ñu ngi sàkku si autorités yi pour ñu ñëw defal ñu ko de telle sorte que au moins dina mën a am accessibilité pour que oto yi di fi mën a jaar nit ñi di fi mën a jaar. am na benn terrain vide bu fi nekk terrain bi boo xoolee espace vert la boo xam ne tey dañu bëgg li nga xam ne nag mooy quartier bi bénéficié woo ko ni mu koy bénéficié woo nag mooy am na projet boo xam ne matière bi pare na lépp pare na donc benn centre de savoir lañ ko bëgg a def boo xam ne tey lépp dina mën a nekk si biir su ko defee Arafat wala ku dul Arafat sax di nga si mën a def li nga xam ne moom mooy say activité. donte sori nañ tefes gi li bay dëkk ci Arafat nekk ay mool ñu ngi dem géej ba léegi waaye ñàkkul ay jafe-jafe. pétrole lañ jógee taxaw si Arafat mais suñu yoonu géej ñu dem géej dañuy jànkuwanteel lu métti parce que 5 heures du matin nga war a jóg wala 4 heures du matin doo am oto bu la yóbbu la ngay dox ku nekk xam ne dëkk bi ni mu mel dëkk bi ni mu ñàngee ku ne xam na ko mais lépp ngir ak njaboot la suñu njaboot moo ñu tax a daw. Arafat 1 am ay kàngam yi fa yeewoo di yëngatu ci domaine yu bëri mën nañ ci lim comédien bi di Habib Diop ñu gën ko xam ci Baye wala ndaw footballkat bi di Ousmane Ba nekkoon ci Génération Foot te nekk léegi ci FC Metz. quartier Arafat 1 am màggaay bu gaaw dem ba am ay extension lu ci mel ni Arafat 2 3 ba 4. di ko gërëm bu baax Babacar Seck ci gëstu am solo boobu mbokk yi yegsi nañu ci pàcc gu mujj ci xabaar yi li ci yëglekaay yi. mbaa yéen nga ca dëkk bi tedd ba Touba Mbàkke démba bésub jàng xasida la yendoo niki démba ngir ñaan borom bi mu musal ñu muccal ñu daq ñu mbas mi ci réew mi Le Soleil ne Touba nag mobilisation gu rëy la amal niki démba ngir xeex mbas mi waaye nag lépp ñu ko teg ci mesures barrières yi ci ndégalu Serigne Mountakha Mbacké xalif général des mourides Les Échos ni moom xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké ñax na taaliba yépp ñu gën a tënku ci ndigalu borom bi ba noppi jëfee ay ndigalu Serigne Touba L'As ne Serigne Mountakha Mbacké xalif général des mourides sàkku na ci ñëpp ñu dellu ci borom bi ñaan ko ginnaaw mbas mi ci réew mi ngir mu jeex tàkk ba noppi ñaan yi tamit nawelu barkeel réew mi quotidien ginnaaw ñetteelu vague mbasum Covid-19 mi ne faax ci Sénégal Serigne Mountakha Mbacké nee na leen rek mooy ngànnaay bi julleeg ñaan borom bi ngir mu dàqal ñu mbas mi ci réew mi Walf Fadjri xëy fësal nataalu Serigne Mountakha Mbacké xalifa général kullu murid ni nañu ñaan borom bi mu dàqal ñu mbas mi ba noppi ñaan nawet gu barkeel ci réew Sénégal réew mi quotidien suñu réew Sénégal nag ci benn ay bés ñaar fukk ak ñetti nit ñoo ñàkk seen bakkan ci tali bi yëglekaay bi ne en tout cas tali bee ngi def loolu ci réew Sénégal Vox Populi ne juróom-ñaari bakkan ñoo rot ci tali bi ni ki démb coob Ila Touba te ñoom ñëpp ginnaaw raay lañu dëkk ca Thiès kaay benn dëkk ñaari gaal soobal dëkk ba ci njàkkare tiis gu rëy La Tribune ne accident wu garaaw moom démb ci Ila Touba bi ba juróom-ñaari bakkan rotti yéeglekaay groupe des médias bi yam ca ndaxte nee na benn camion ak benn 305 ñoo mbëkkante juróom-ñaari bakkan rotti L'Observateur ne ci juróom-ñaari bakkan yu rot ñeent ñi benn njaboot lañu ñoom njaboot gi ci loru seen wayjur bu jigéen mooy wax ci L'Observateur ak ne tiis bi ni yëndoo niki démb yéeglekaay bi ne juróom-ñaar ñëpp yi ñàkk seen bakkan ñoom ñëpp ay ndaw lañu Source A ne ginnaaw tali bi mbas mi ngi yóbbu askanu Sénégal barsak ndax niki démb fukk ak juróom-ñeent ñi ñoo ñàkk seen bakkan ci mbas mi yóbbu li nga ju nekk juróomi téeméer ñeent fukk ak juróom yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan bi mbas mi duggee Sénégal ak tey jii juróom benn fukk ak ñett nekk ci tas juróomi téeméer juróom-ñaar fukk ak ñaari nit am yees boppi Covid-19 critique ne ndax Ndakaaru capital bu Sénégal ginnaaw mbas mi ndax dañu ko war a tëj ràpp yéeglekaay bi ne en tout cas juróom fukki nit ñoo ñàkk seen bakkan ci durub ñaari fan ñi seen xam màcc jëm ci pàcc mi ñooy wax ci mbas mi ak pexe yi ñuy lal ngir mu génn ci réew Sénégal ci Le Quotidien yéeglekaay bi jox kàddu gi professeur Ibrahima Seck mu ñuy xamal ni gars yi wax naan njiitu réew mi Macky Sall moo waral ñetteelu vague mbasum Covid-19 bi cum nañ ndaxte nee na loolu faux débat te nag li war waxtu wi mooy ñu organiser wu ba xeex bu nu sumb ci mbas mi suñu réew di Sénégal am ci ndam wu rëy keneen ku wax ci mbas mi mooy professeur Souleymane Boubou Yéresef ndaxte nee na période d'incubation bi ñeent fan ci variant delta bi te nag saawu la jàppe moo gën a tar gën a saf sàpp ci xeetu mbas yi ñoom ñaar ñëpp ci Le Quotidien ñu ko joxe saafara si ngir mbas mi génn ci réewum Sénégal keneen ku wax ci mbas mi ci réew mi di professeur Daouda Ndiaye ñu fekku ci bu njëkk Vox Populi mu ñuy xamal ni pexe yi ñuy lal ngir mucc ci mbas mi du leen lu dul tënku ci mesure barrière yi ñàkk ju ba noppi bu yéeg dara sa yaram nga teel a dem ci l'hôpital Sud Quotidien muy
professeur Daouda Ndiaye di professeur Souleymane Mboup ñoom ñaar ñëpp ñu ngi yëglu ci kanam askan Sénégal gépp jëm ci mbas mi ci réew mi Walfadjri ne professeur Daouda Ndiaye nee nag bu dee askan Sénégal fàggandiku ñu ci mbas mi ba ñàkku ci mbas mi mën na soppeeku te bu boobaa musiba gu rëy lay doon ci Sénégal la tribune ne variant delta bi mu ne sarax ne faax ci parti politique yi ci Sénégal ndaxte bëri na ci kilifa yoo xam ne dañoo jiite parti ci réew mi kenn déggatu leen kenn gisatu leen donte coowal certificat résidence yi ñu ngay jaabaajoo nga ci réewum Sénégal batte la ñu def dëggu leen l'info ne en tout cas waa PDS ci kaw njiitu réew mi Macky Sall la ñu jëm nag waxtu wi ndax coalition wuur yi ñu amal coalition wuur yi la ñuy waajal jëm ci élection locale ñu dëgmal Le Quotidien ne jamono joojee nag njiitu Pastef Ousmane Sonko ma ca ndax lu toll ci fukk ak ñetti parti la dajale jëm ci élection locale ñu dëgmal L'Observateur ne élection locale yi nag ndaw yi bokk ci après ko ci dégg na leen mas ndaxte bëri na ci ñoom ñoo xam ne samp nañu sërim ndënd joni mbër ci élection yu dëgmal ndaxte yéenekaay groupe Futurs Médias bi nee na Dame Diop candidat la Abdou Karim Fofana candidat la nee na Fatima Tall candidat la Lat Diop candidat la Moïse Sarr candidat la te ñoom ñëpp nag samp seen ndënd laata njiitu réew mi Macky Sall di waxagum ci élection locale yu dëgmal l'info nii élection locale yi nag terseegul ci réewum Sénégal coow li nee na cour diggante l'opposition bu Sénégal ak groupe Sénégal les Échos enquête ne Kabirou Mbodj juróom benn weeru kaso moo ko yoot ak alamaanu 75 milliards L'Observateur ne bonkal dëgg daanoo na ci réew mi te nag coowal këyit moo fa jaar ndax lu toll ci téeméeri ñeent fukk ak juróom-ñetti passeport la ñu fekk ci kanam ak koppar gu bëri te benn client boo xam ne doomu Congo la moo ko jébaane ginnaaw bañ ko tege yoxo ca Rosso la vox populi ne ñaar ñu yottes ni ñoo faat Fallou Mbaye ca jaxaay ñu ngi ci loxo yoon waxtu wi enquête ne Air Sénégal matal gi mu nekk daal baaxul yéeglekaay bi ne Air Sénégal ci yoonu musiba dëgg nag la nekk ñu bàkku jëm ci làmb ji fekk Kady Diop di coach bu écurie Ndakaaru di ancienne gloire ndaxte moom Kady Diop nee na Balla Gaye 2 moo dàq bëri Double Less dàq bëri itam Sa Thiès L'Observateur ne benn waay moo jàpp benn xale bu muy génnal du moo ko bañ koy togg di xewal ndaxte neen xale bu jigéen bi daa tëdd ak benn xaritam mais da ngay seet loolu rek gërëm leen bu baax mbokk yi ci ànd beek ñun ci ITV loolee laf laajcu xabaaru njoloor si gërëm ñëpp ñi si jàpp lépp yem rédaction bi jox leen dig dajee xabaaru maraxee bu ca àndee feeg boobu ngeen wéy di ñu topp ci ITV ndax mbir ngi ci jërë ngeen jëf ñeen doog jàmm